fii mooy Ngane Alassane nekk benn périmètre maraîcher bu nekk commune Kaolack situé ci zone bi ñu naan quartier Ngane Alassane moom périmètre boo xam ne la ça date depuis des années 60 yaakaar naa ñu légué ko ak suñuy anciens depuis 2005 voire 2006 ci lañ créé li nga xamante ne mooy association sous forme d'une association boobu noonu moom moo doon dox ba 2010 ñu créé li nga xamante ne mooy benn GIE association boobu ki ko jiite woon mooy Bassirou Dia en 2010 ñu créé benn GIE ki ko jiite woon aussi mooy Moustapha Sène 2017 ñu créé li nga xamante ne mooy coopérative des maraîchers de Ngane Alassane ki ko jiite woon mooy ki nga xamante ne mooy président Malick Thiam en mai 2022 ci biir continuité coopérative boobu noonu ñu créé li nga xamante ne mooy société coopérative pratiquement ki ko jiite mooy monsieur Cheikh Balla Diallo. tey jii boo ñu doon defal xayma si ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbéyum dër bi fii nii ci Ngane Alassane parce que nee nga yow yaa jiite association bi. kon normalement ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu fii nii ci wàllu mbéyum dër. ñan la ak ñaata la ñu fii nii ci. ok pratiquement l'instant bi ñu nekk peut-être am na ñoo xam ne joxe nañ seen part d'adhésion ñu joxe seen part d'adhésion yaakaar naa ça tourne autour de plus de 200 exploitants mais aujourd'hui ñi nga xamante ne joxe nañ seen part d'adhésion 150 exploitants lañ bokkut ak ñi nga xamante ne nag ñoo ngi dabe les femmes ki nga xamante ne ñooy jóge fii di jëlee marchandise bi ko yóbbu ci biir dëkk bi ci marché bi ñu ngi tourne autour de 300 femmes. ok mën nañu xam naka ngeen amee tool yi naka ngeen ko occupé ndax tool yi la yoo xamante dañ leen ko délibéré ngeen yor ko wala tool la yoo xam ne da ngeen ko loué wala ñu si bëri ñoom ñoo moomal seen bopp tool yi. ok pratiquement ñi si bëri ñoo moomal seen bopp seen suuf ndax périmètre maraîcher bi yaakaar naa yaa ngi fàttaliku bi président Macky Sall di wax naan bu ñu fexe woon ba dimbali ko ak élus locaux yi ñu fexe ba li nga xamante ne yëpp ay bas-fonds lay doon zones yi nga xamante ne yëpp ay bas-fonds lañ ñu nekk zones yoo xam ne ñu réserver leen comme li nga xamante ne de poumon vert donc yaakaar naa loolu ne serait-ce que moo tax Ngane ñu considérer ko comme fi mu nekk nii titre foncier de l'État kon ça veut dire que ne mënuñ ko délibérer lu dul poumon vert de la région de Kaolack pratiquement ñi fi nekk nii ñëpp dañoo organiser wu ñu délimiter périmètre bi quel que soit alpha que nga am tool ak ki nga xamante ne am na tool béyut ki am tool di béy aussi que ne dañoo jàpp ne usage agricole la kenn amul droit morceler fi benn lopin de terrain bu ndaw ndax xaatim nañ ko ci li nga xamante ne moo ngi ci suñu statut juridique ci règlement intérieur bi kenn amul droit jaay fi benn lopin de terrain bu ndaw ku dut koo xam ne day exploiter donc périmètre boo xam ne la ça tourne autour de 25 hectares am na ci ñoo xam ne sous location lañ nekk seen ki nga xamante ne mooy moom tool bi duy béy mais dafay joxe tool bi sous forme de location mais ki nga xam am na ñoo xam ne aussi ñoom moom seen tool di exploiter mais nag quoi qu'on dise dañ ko considérer comme poumon vert de la région de Kaolack volet agricole kese lañ fiy def ci 25 hectares bii nii. ñi fi nekk di yëngu ci yan xeetu mbéyef la ñuy gën a mbéy. ok comme pratiquement li nga xamante ne moo fi nekk mooy culture horticole bi ñu waxee horticulture dañuy envisager mbéy moo xam ne daanaka li ñu koy waxee mooy mbéyum dër la ñuy wax pratiquement bu ñu waxee mbéyum dër mooy mbéy moo xam ne ute naag mbéy bi nga xamante ne bi ñu xamoon mooy grande culture yi mooy mbéy moo xam ne nawet ba nawet lañ koy def mais mbéy mii ñuy def nii dañ koy def 12 mois sur 12 mais ak ay spéculation yu différent ak culture vivrière yi bu ñu waxee culture vivrière yi ñu ngi allusion mil maïs sorgho et cetera mais fii boo xoolee culture maraîchère yi lañ fiy béy ak li nga xamante ne mooy arboriculture am na ñenn ñu ko fiy def mooy la culture des arbres am na ñoo xam ne aussi ay pépiniéristes lañ quoi mooy les plantes ornementales moom la ñuy cultiver fii mais pratiquement boo xoolee culture maraîchère yi lañ fiy béy pratiquement yaa ngi gis piment bi à côté yaa ngi gis aussi poivron bi à côté yaa ngi gis laitue bi à côté mais concombre bi aussi
à côté moom mu bokk ci famille cucurbitacées yi pratiquement daal ngaan lépp li nga xamante ne mooy légume dañ koy béy waaw mooy laitue bi moom laa doon présenté naan laitue ok. mu ngi noonu macha allah kon daal xeetu mbayum dër yëpp yéen a ngi koy bay fii nii waaye nag ñu nekk ci nawet ñu gis ne aussi nawet bi am na yenn gàncax yoo xamante ne du ko nangu ci nawet bi mooy yan saaru gàncax la nga xamante ne daal ak ndox mi àndul non pratiquement dañ koy wax yaakaar naa génn nga ci zone bi nga xamante ne moom lañ délimité pour culture yi nga xamante ne mooy culture de feuilles yi comme laitue bi pratiquement mooy salade en général comme noonu lañ koy tuddee waaw salade pratiquement dañuy wax naan nawet kenn mënu ko béy moo tax daanaka boo ñëwee ngaan da ngay gis tout à fait le contraire ndax ñoom ak zone bi ak ndox mi lu mu bëri danañ am li nga xamante ne maîtrise ba nga xamante ne danañ mën a béy culture yi nga xamante ne dañ naan nawet contre saison la te pratiquement ngaan contre saison moom mooy saison am presque ndax pratiquement yow xam nga ne Kaolack zone boo xam ne la képp kuy wax wàllu xorom xam ne zone bu salé la te képp kuy wax mbéy wax ne xorom contrainte la ci mbéy mais ñun constaté nañ ne bu nawet jotee xorom si day daw bu baax moo tax bu nawet jotee dañuy béy yi nga xamante ne zone des Niayes dañ naan yii problème la pour ñu béy ko fa nawet fii ngaan boo ñëwee da nga ko fiy gis pratiquement ndax ñun boo xoolee amuñ problème inondation li tax inondé wuñ zone bi bas-fond la képp ku fi dëkk moom da ngay inondé mais le fait que ñuy retourner sol bi loolu mooy waral que ne ndox mënu fi taxaw ndax suuf si yëngu ak suuf si yënguwut bokkut pratiquement bi ngay ñëw ci entrée périmètre bi gis nga ndox mais bi nga duggee ci biir périmètre bi gisoo fenn fuy taa loolu la nag. yow mi nga xamante ne yaa jiite association bi naka ngay liggéey coopérative société coopérative. naka ngay liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci coopérative waaw ñun coopérative bi li tax ñu jiite ko aussi que ne rôle yi nga xamante ne mooy comité d'administration bi mooy fexe ba lépp lu jafe woon membre yi ñu soxla ko ci service nga dem utali leen ko indil leen ko fexe aussi créer li nga xamante ne moom la ñuy wax naan que ne lépp li nga xamante ne day fexe ba périmètre maraîcher bii nii am beneen xar kanam beneen visage nga fexe doxal politique boobu noonu ci biir fexe aussi génn dugal li nga xam ne mooy dynamisme du groupe et aussi que ne ci planification ci côté ay activités ñu ngi ci côté dem seeti partenaire boo xam ne mën nañoo dimbale pour que suñ lii mën a jëm kanam ñu ngi ci loolu daal lañ nekk di dox à l'instant T nii fexe aussi créer li nga xamante ne mooy benn transparence ci li nga xamante ne moom mooy recettes yi nga xamante ne ñooy tourner autour de notre activité ci loolu lañ nekk à l'instant T. ok pratiquement am nañ xaw am saafara mooy ci côté ndox li nga xamante ne benn ONG bu tudd Proval CV c'est un ONG boo xam ne dafay valoriser lépp li nga xamante ne moom mooy ndox que ça soit ndox mu nekk ci kaw ak ndox mu nekk ci suuf moom moo fi ñëwoon may ñu li nga xamante ne mooy 4 mini forage raccordement ci canalisation irrigation 2 kilomètres 800 ak ñaari château d'eau mais aussi am na vision que ne defal ñu magasin de stockage ak 6 bassins piscicoles donc yaakaar naa ne dans l'avenir ndox mi sax pratiquement commencé nañ ko dugal ci biir périmètre bi gis nañ ne ndox mu neex la waaye dajeegut mooy dañoo war a fexe ak suñu moyen di boor dugal ndox mi ba mu daje ci biir périmètre maraîcher bi yëpp fexe aussi autorités yi nga xamante ne mooy domaine national délibéré ñu périmètre bi nga xamante ne mooy périmètre maraîcher bu Ngane Alassane ndax tey jii li nga xamante ne suñuy plan yëpp délimité nañ ko ñoo ngi ko déposé au niveau de la domaine donc li ñuy xaar mooy li nga xamante ne mooy délibération périmètre maraîcher bi considéré ko comme poumon vert de la région de Kaolack. non même pas amoon na benn acte bu ñu defoon 2013 j'espère 2014 mais gis nañ ne jàllut ndax nga nekk nañ périmètre boo xam ne li fi nekk ci exploitant kenn xamul ni mu toll
te jamono biñ nekk nii yaakaar naa ne xel dajul loolu sax ndax képp kuy wax ne xam ne li nga xamante ne moom mooy suñ feebar dëgg à l'instant T mooy crise alimentaire te képp kuy wax crise alimentaire nga gis ñoo xam ne ñu ngi au sein de la région di exploiter di fexe pour naka la ñuy dimbalee ñi nga xamante ne mooy seen askan ba ñu atteindre benn minime ci seen côté autosuffisance alimentaire nga ne da ngay wëññeekuwaat ñooñu nga ne léegi da ngay leen di fexe jëlee ci bërëb biñ nekk pour nga def ko usage habitat yaakaar naa ne loolu moom kenn xalaatut ni ni mel te yaakaar naa ñoo ngi ci ay tànk yoo xam ne aussi que ne pour fexe ba délibérer périmètre maraîcher bi te jaral nañu lu ne aussi. ñu jublu ci gàmmo gi wax gàmmo wax salade ak kaani salade ak yu ni mel ndax yooyu préparé ngeen ko pour mën a satisfaire ñi nga xamante ñoom ñooy seeni client. non ok waaw ñun chaque année daanaka dañuy prévoir loolu dañuy prévoir ne li may wax rek tout le temps am na événement buy ñëw ci ñun phare boo xam ne mooy comme gàmmo international de Medina Baye xam ne population biñ nekkal dañuy am ay besoins ci côté boobu nga wax noonu salade bi ak côté bi nga xamante ne mooy yenn légumes yi comme poivron ki ak yeneen ni concombre yeneen ni mel moo tax ñuy jéem ay innovation pour assurer tuuti li nga xamante ne mooy bëgg-bëgg askan wi nga xamante ne ñooy ñëw pour passer ici seen gàmmo bi nga xamante ne moom la ñuy wax mawlid rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. salade bi wax nga ko sànq nee nga dafa xaw a ragal ndox. parce que am na kenn ku ñu laaj tey sax ci kanam. mu doon laaj seen salade bi nii bëriwul ndax lii dana mën a satisfaire nit ñi mu ne ñoom salade bi nawet bi day xaw a ragal ndox daal ndax loolu tamit du gàllankoor li askan wi soxla ci salade ci gàmmu. non wax dëgg yàlla munta nekk loo xam ne ndax chaque fois boo xoolee gàmmu bu jotee li fiy nekk ci nit demande bi moom wax dëgg yàlla dafay supérieur ak offre bi ndax aléas yi comme ñoom niñ la ko expliquer aléas yi mooy tool boo xam ne daanaka pratiquement dafay liggéey même spéculation noor bu nawet jotee nga bëgg ko liggéeyloo spéculation bi day xaw a doy waar donc loolu aussi variation des cultures da ciy am solo ndax suuf si aussi dafay adopter même culture bi ba nawet aussi pour mu am ay composantes yoo xam ne ñoo ko mën a téye pour que mu mën a développer loo développement racinaire bi mën a am ci même spéculation bi di yomb moo tax pratiquement nga gis jafe-jafe yooyu di posé wu li tax noor bi bu jotee nous sommes obligés di béy li nga xamante ne mooy salade ndax xaw na ñeme xorom par rapport ak yeneen spéculation yi léegi nag boo ko bëggee béy tout au long cycle noor bi nga bëgg ko béyaat nawet aussi day poser problème loolu moo waral nawet bu jotee ak ndox mi ni muy bëree nga xam ne pratiquement ki nga xamante ne mooy avancée racinaire bi day au fur et à mesure muy taw da ngay gis racines yi dañuy wàññeeku te racines yi bu ñuy wàññeeku da ngay gis tiisu salade bi pour mu rëy problème lay doon mais day mujj tuuti ba nga xamante ne pratiquement ndox mi heure bu tawee xob yi di wàññeeku ndànk-ndànk loolu mooy waral benn planche boo ci waroon a buddi benn paan finalement boo ko buddee benn demi paan nga am ainsi de suite. muy noonu ku wax mbéyum dër wax formation ndax lii nii da ngeen koo jàng wala loo xam ne da ngeen koo fekk rek mën ko ndax tamit yéen a ngi tàggat ay ndaw yu yëngu ci wàllu wele. ok waaw comme ni nga ma ko waxee yaakaar naa ne instant biñ nekk nii dañoo toll ci instant boo xam ne li ñu xaw a bloqué loolu ci la bokk mooy système bi nga xamante ne dañ naan la agriculture dañ ko war a théoriser te or que bu ñu waxee agriculture tout en sachant que war nañ xam ne terrain bee tax ñu ne agriculture mooy ki nga xamante ne yàgg na di def pratique ute na ki nga xamante ne daf koy dégg rek jàng na ko xam na ko mais est-ce que da koy jëfee très important mën ngaa nekk un technicien mais est-ce que nekk nga un producteur technicien bu nekkul producteur kooku bu mu la conseiller ci sa gàncax du yomb donc man li ma gëm mooy il faut être fermier ba pare après nga soog a mën a nekk un technicien agricole gars yi fii nag moom ëpp nañ 30 ans d'expérience yaakaar naa man maa ci gën a tuuti expérience voire ndax bi ma fi nekkee 2011 ba léegi je pense bien que boo xoolee ay
9 ans 10 ans d'expérience lay doon par rapport ak yeneen gars yi nga xamante ne ñoo ngi fi depuis des années ñooñu maîtriser nañ seen suuf tey boo fi indiwoon benn technicien agricole nga ne ko tey na liggéey ci xorom bi génnee ci verdure dana doon lu métti ci moom mais ici ngaan da ngay gis technicien agricole yoo xam ne Cambérène la ñuy jógee ñiy jógee tout ci université ISEN ñiy jógee Bambey ñiy jógee feneen dañuy ñëw fii nii ngaan ñu leen di former waat ngaan ci domaine pratique mais bu ñëwee fii danañ amaat beneen technique d'apprentissage boo xam ne buñ jógee fii nii beneen zone buñ leen yóbbu rek danañ mën a liggéey donc fii nii mooy zone boo xam ne boo fi nekkee 15 jours 20 jours boo fi génnee da nga mën a taxawal li nga xamante ne mooy gàncax. ngay bokk ci li nga xamante ne lu gën a développé réew la parce que dëkk yu bëri yoo xam ne suqaliku nañu jamono ji mbéy ak càmm moo tax ñu suqaliku fii ci Sénégal tey booy lancé appel ñi nga xamante ne ñooy état bi loolu ñu wax non c'est que xam nga état du Sénégal comme bu ñu waxee état du Sénégal ñun génnuñ ci quand on parle de l'état on parle de nous même mais dañoo xaw a jaawale aspect de développement on ne peut pas développer un pays nga tëb ñaari secteur dem ci secteur tertiaire bi yaakaar ne fa ngay développer sa réew loolu mënta nekk mais socle du développement ñëpp xam nañ ne l'agriculture la agriculture mooy base de développement occidentaux yi ñoom dañ ko teel a comprendre après 1939 45 deuxième guerre mondiale bi ñoom comprendre nañ aspect boobu noonu aspect boobu lañ teel a comprendre ba nga xamante ne xam nañ ne ci kanam tuuti puissance yi danañ def ay guerre mooy guerre idéologie yooyu noonu danañ ko def li tax mooy réew bu la buggee noot fi mu nekk nii tey jii bu la moom moo lay ravitailler bu téye lim lay ravitailler rek mooy déjà noon na la te dóoru la arme dóoral te arme boobu moo gën a garaaw mooy xiif donc nag ñoom dañoo teel a préparer loolu teel a lijjanti seen agriculture loolu mooy kaaw Chine tey kaaw Russie tey jii nga xamante ne bi gars yi puissance yi génne ci guerre boobu noonu kenn ku ne di préparer côté arme Russie moom ñoom ñu ñëw pour nekkal seen agriculture déjà xam nañ ne guerre famine moo gën a doy waar mais nag malheureusement suñu état bi fii dañoo jaawale loolu day tax tey jii dañ naan consommons local et pour atteindre horizon 2030 wala 2000 nangam autosuffisance alimentaire mënoo ko atteindre tant que produit bi nga xamante ne moom nga war a atteindre autosuffisance alimentaire war na faa nekk économiquement nga nekk fa heure boo ko soxlaa mu nekk fa produit bi nekk fa d'abord mooy matière première bi dafa war a nekk économiquement bu ma ko waxee nga xam ne wàllu xaalis la comme ndax jiw doo ko jëndee lu dul xaalis te boo xoolee économiquement ce réew il ne fait pas partie parmi les pays les plus développés on tend vers le développement on nous dit nous sommes émergents mais émergents point mais produit bi encore boo produire ki koy jënd encore pour jëfandikoo ko dafa war a nekk 3 aspects yooyu boo ko boolee nga atteindre autosuffisance alimentaire te yaakaar naa ne 3 aspects yooyu pour ñu boole ko dafa am loo xam ne dañ koy xoolaat restaurer ko waat secteur primaire bi bu dëgërul mooy sa agriculture réew moo xam ne production zéro après nga tendre vers un secteur secondaire moom mooy wàllu industrialisation quand on parle d'industrialisation on veut envisager ba produire à la transformation création d'emploi pour que secteur tertiaire bi ñëw mooy yi ngay gis ni péage yi ngay gis terre yi ngay gis mooy li nga xamante les stades ainsi de suite mais modèle de développement yaakaar naa da nga koy bâtir à base de ta culture pour que nga mën a aboutir un jour. waaw man de maa ngi lay jaajëfal Elimane di rafetlu aussi sa présence fii nga xamante ne mooy poumon vert de la région de Kaolack pratiquement li nga xamante ne li ma lay wax nag mooy rajo yi bëri nañ ci dëkk bi mais boo xoolee lépp li nga xamante ne moom lañ gën a focus à l'instant T ñu nekk mooy li nga xamante ne mooy aspect politique moom mooy débat crucial bi nga xamante ne ñu ngi koy prôner au sein de notre pays képp ku defut politique kon ça veut dire que ne yow bokkoo émission agriculture amut doo dégg benn rajo bu koy waxtaanee pratiquement te pourtant boo demee ci
famille yi à l'instant T ci dëkk bi nga ñu nekk ni muy Sénégal boo xoolee li père de famille di souffrir dafa métti buñ la xamoon denrée alimentaire li muy jar cher na seeraay goo xam ne rek doo comprendre lan moo koy faj mooy nañ fexe li nga xamante ne mooy agriculture ñu vulgariser ko ci réseaux sociaux yi ci li nga xamante ne moom mooy rajo yi ñu ci def ay émission di ci def ay échange ba xam li nga xamante ne moom mooy impact bi nga xamante ne buñ ko demee ba résoudre ko rek yaakaar nañ ne danañ génn ci li nga xamante ne mooy aspect sous développement maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax